ne ma lii gàllaaj la dee ko sol ndeysaan ma koy nuyu bu baax maax moom du tey yàgg na. Tribune yéenekaay. waaw. dafa ñëw ci liñ doon waxtaanee sànq. waa Bakel nee nañ dañ leen a fàtte ak Matam c'est vrai. ci lañ bokk ña ngay ndox maa nga fa. Diaté supérieur. que je serai à Bakel. très bien kon waa Bakel fàttewuñu leen yéen a ngi ci biir. taw yi nit yi ak njombe li nga xam ne def na ko diggante lundi ak mardi saa waay Touba loorati na de donte fan yii mujj nii nee nañ dugal nañ 130 millions xaw ma am na benn plan bu ñu andi au lieu de plan Orsec am na lu ñu andi lu yees xaw ma la naax lan waaye taw mi nee na du la ngeen man rek maa leen gën a mën. bàyyi ba ñu def seen xumbaay ak seen mbumbaay mu yebal diggante lundi mardi Touba looraat mi ngi ni inondation la situation s'empire à Touba fii moom est-ce que école dina ubbi foofu. dañoo xamul taw maam yàlla rek. ubbi teg école bi foofu. Macky Sall di daan def ba def plan fendi. waaw maam yàlla wanaat ko boppam. nee nañ buy taw kenn du fa beer bàyyil ba mu yebal ba pare. mi ngi noonu mais mi ngi nii xam nga bu fekkee da nga def ay installation parce que ministre am na temps yoo xam ne mu naan waaw installation yi ngi def gis nañ ne kon installation yi baax la parce que bu tawee ba pare après ndox mi day dem mais ndox mu vert bi. waaw yow Cheikh Tidiane Dièye il est dans le populisme. ndox mu vert mi lépp dëgg la ndox mi yàgg na fi. lii du tawum démb. ah mi ngi nii dans certaines zones seules les charrettes assurent le transport gis nañ ko. te charrette même fas yeex mbaam yi ni ñuy demee sax wóorul dañuy dem ba ndox mu yegg seen baat noonu sax wóorul mi ngi nii assure le transport les voitures donc étant immobilisées des familles tentent d'évacuer le strict nécessaire malgré les efforts des autorités les populations durement touchées appellent donc à plus de soutien mi ngi nii nee na nañ leen wàllu bu fekkee ci Sénégal la ñu bokk ba léegi ah fu mu nekk woote wàllu rek parce que Touba sa kanam mi ngi def lu mu mën dëgg xeex bi seen xeex la jël nañ ko def ñu si def lu ñu mën mais am na yoo xam ne état la. xalif bi tamit dugal ca loxoom. waaw mooy Touba sa kanam xoola am na loo xam ne état la. mais ba pare beneen li ngeen fàtte. Touba bu daan am jafe-jafe yu mel nii taalibe Serigne Touba yu ci bëri dañ ci doon góorgóorlu lu ci mel ni ay barre sociale la. ñeneen dañ doon dem ñii jënd fii ay moto pompe ñii def lii mais amatuñ lu ñu jënd. yoratuñ. waaw. nit yi bëri ay chef d'entreprise nañoo ak ay nangam ak nangam yëf ya doxut lan la ñuy yóbbu Touba. doy na waaw na poste de santé gisul kenn ku ko fa dugal. loolu moom dafa surtout loolu dafa sonal Touba bonne volonté ya fa daan nekk di fa dugal seen alal bu taw bi sonalee ñenn ñi ñuy jënd ay moto pompe ak yooyu élan de solidarité boobu doon am. mais amatul à Touba parce que nit ñi amuñu. jàppal amuñu waaye màggal Touba bu ñëwee. waaw loolu non loolu beneen particulier. loolu bokkul dañ koy waajal ba léegi nii bokkul. kii ñoom moom tabaski sax màggal moo leen ko kii ñoom màggal gi lañu gën a mën a waajal. mu ngoog sama mag ji Séni Sarr nee na la rencontre entre les commerçants et le bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui bàyyi ci xel waa rédaction aujourd'hui ban quelle heure. mag ji jéego wax ma ban heure la ñu doxantu fa ñu nit. tribune yéene kaay nee na mi ngi nii fii la mbënd mi toll sa diwaanu Touba ñu ngay wooteek wàllu ñoom sinistre yi nee nañ nag wax fa dëgg def nañ lu ñu mën waaye nag li si des na loxoy état la jamono joojee lii nga xam ne it loxoy état la mooy xeexum cancer gi Bougane Gueye Dany di ci fàttaliku waa D-Média di si fàttaliku seen njiit sunu directrice bu baax bi moom mi bu so sekk kooku moom wax fa dëgg neex yàlla bu ñuy wax si moom sax daanaka xol yi dafay tooy ndax njiit la boo xam ne bu mat njiit matoon luñ ko doon doyee jàppale woon kër gi loo jàppale woon liggéeykat te bu defee sax du bëgg ko yëg na ko yàlla yërëm lépp li nga def ci lu baax yàlla na ko yàlla def ay leer fa nga tëdd mi ngi nii nee na Momy tu as été l'incarnation courageuse face au cancer nee naa la man boo daan man bi mu gaañoo laay doog a xam ne cancer da ko daal mais dañ daan vocalante ba si mujj yi waa mais kii nga expliqué ko non defal lii mu ne te moom ndeysaan na boo daan andi kii sax nga ne ko déedéet man nag il faut nga jox ma temps nag jàpp ci rek mu ne waa baax na ba demal si diw mu jox la non ndeysaan temps yooyu jamono neexoon na si yeetaan ci yeetaan amuñu woon arrière amuñu woon rek dara ay waay moom jooy nañ la de Octobre Rose n'est pas seulement une campagne c'est un cri une promesse à toutes celles qui luttent contre le cancer Bougane Gueye Dany moo bind bataaxal bi jagleel ko soxnaam su baax bi soxna su sell si di Momy Bousso Seck jamono joojee président Bassirou Diomaye Faye yëkkati na kàddu sàkku na ci gouvernement bi ñu intensifier li nga xam ne mooy action yi ngir fegu ndax nee nañ fegu moo gën faju
mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir loolu la waykat bi wax. est-ce que xam nga pourtant OMS organisation mondiale de la santé. dafa ne woon dëkk yëpp seen 10% budget nañ koy concentrer lu jëm ci wàllum santé. ci wér gu yaram. nous nos chefs d'État africains là nee nañ ñoom xam nañ ne ñoom santé gi ci Afrique la gën a tar ñu ne ñoom ils vont aller au-delà à 15%. jël engagement mais tu sais le budget actuel du ministère de la santé moins de 6% la boo ko calculer budget national bi sur la santé oui. moins de 6%. cay. jamono joojee nag ndax xam ngeen ne Gaynde Mbacke placé nañ ko en garde à vue ngir ay injures ay propos contraires aux bonnes mœurs làmmi ñu daar wax booy Dakar ñoom dañ leen defeere tey jii dinañ leen defeere tey jii mi ngi PDS nag tolluwaay réew mi jafe-jafe yu ñu dund def nañ ci ak taxaw seetlu ci yéenekaay bi jamono joojee taxaw seetlu bi ci Walf Quotidien mi ngi ni décret de répartition des services de l'État gouvernement bi daal nekk te ñaar la dañu ko xar ñaar un gouvernement 2 catégories première catégorie mi ngi nii Diomaye Sonko Déthié et les autres mi ngi nii. les uns et les autres. waaw dafa am les uns loo ko fi waxati woon. Barthélémy Dias. Barthélémy. oui les uns les autres et les et cetera. non Bart wax na fi lu ne. Bart. ni daan noppi sax. les autres et les. et cetera. nee nañ beneen partie bi mooy daaj yi nga xam ne léegi nag ñu ngi nekk sous contrôle de la primature daanaka primature nag daaj yi yu ministère yi fu mu nekk mooy seen i bët moom moo leen di seetu mi ngi nii. mais ministère nan la ministre nan la primature mën a bàyyi xel. yow ak nguur gi lépp mën na ne. ak nguur gi. parce que gis nañ ne daaj yi ñoom ñoo amoon problème. ci rapport yi convoqué de. oui parce que justement ñoom ñoo yor mbirum koppar yi. bu sàccee gi daaj rek nga daan dégg de. kese. à part ONG boobu lu mu tudd. xam nga ONG jàmmu kaafu jàmmu kaafu est-ce que daaj bi sax. ministère de la santé. oui dañ doon wax ne la chambre d'accusation demande le mandat de dépôt. oui. nee na c'est à 10h rencontre bien. Inch'Allah. La concurrence déloyale et les irrégularités prioritaires seront à l'ordre du jour. jërëjëf ak kii waaye déguerpissement yéen kiiwu leen. la Sénégal dikk na ci mendicité traite des personnes exploitation des enfants la note salée des États-Unis yéenekaay bi daal na ciy dikk na également ci ki nga xam ne moom mooy Wade Kaasa alkaali Massamba borom jam-jam waaye nag mu ngi nii ndikku ci rosaar bu ndaw bi crise multidimensionnelle le PDS koñ le tandem démb ñëw wax nañ yàq nañ lu mel ni xamee nguur gi fi nekk nii le Sénégal pays de désordre occupation anarchique encombrement des espaces publics pollution tapage nocturne promiscuité ñun ñoo ci mën fii ci réew mi ñoo ci mën ñooy champion ci lii nii désordre xat-xatloo marché yi fépp la ñuy laal buntu école yeex trottoir yeex taxi fu leen neex la ñuy gaare parce que da nga daan kat fa ñu war a stationné taxaw nañ fa. waaw léegi bu ñu leen jëlee foofu ñuy wax. ñu yuuxu. te boo laaj ko Abdou Khadre sa ba mu nekkee Tëngéej préfet bu Diourbel le transformateur defoon na fi opération déguerpissement mais moom au moins jege na askan wi wax ak ñoom def ko yëfi lébu. l'observateur le scandale présumé du CSD 20 patrons de société dont le viseur des enquêteurs mi ngi nii 238,19 milliards pistés par le parquet financier yéeni kaay bi daal na ciy dikk. CSD mooy la. CSD de moom laa xamul nag en tout cas des convocations daal ont été déjà adressées pour auditionner une demande d'extraction de prison a même été formulée pour un homme d'affaires de premier plan dont l'une des sociétés est impliquée dans le dossier. mi ngi nii Cour des comptes am na ay révélations yi nga xam ne def na ko jubanti bi du neex ci ñu bëri de. dina saf sàpp de dina saf sàpp de. ñëw parquet financier bi nga xam ne cay. dana doy waar inondation yi en tout cas 11 000 familles impactées donc se trouvent dans la zone des bas-fonds à Touba. Touba nag wax fa dëgg mbënd. am na ku ma envoyé message sànq. bi ñuy wax ci Touba. waaw nee na camion hydrocureur yi ñu yóbboon. 3 jours après màggal gi camion yëpp dañoo ñibbi si Ndakaaru. kon màggal gi xaw ma nag ndax dellu nañu ou pas mais après màggal gi moom mooy li ma doon wax sànq. bu màggal gi passé moom mooy loolu. mais aussi dëkk ci cuvette bëgg a xeex. waaw loolu tamit loolu compliqué. zone yi ñu war a dëkk toutes les zones vont converger là-bas te su boobaa. moo tax il faut restructurer certaines cartes. zone yi ñu war a dëkk da ngay fekk foo xam ne yoonu ndox la nga dëkk fa. ndox bu la fa fekkee tam ndox dafa jël yoonam rek.
silence discrétion sérénité naka jekk ma ne lii nag ko fa dëgg neex yàlla naturel wu Ousmane Sonko fii réew mi toll actualité bi Macky wax ñëpp wax mu ne ceel maanu ceelu Ousmane Sonko du ay nelaw waaye dafa mel ni formule la nag bu mu jël xëy na day liggéey tamit nee na tuuti wax jëf ju bari en tout cas silence la ci boore parti bi discrétion maanu sérénité àndax dal lii la Ousmane Sonko woote waaw nii rek 18 mois nag plan programme solution lépp tamit. boo boolee la à un moment donné aussi. bu boolee la moo ko oui mais ak la moo wax ci ndorteelu nguur gi. waaw noo wax nag war naa mën a jëf benn moment tamit il faut nga taxaw nga. def seetlu xool peut-être lan moo gën. si la parole est d'argent le silence est d'or. day bàyyi gouvernement bi liggéey après remaniement bi dafa mel ni la gën nii la maye waaw. waaw fu mu nekk nii daal moom maanu la maye patt bi. mais li foofu na wax rek mënul woon continuer di wax tamit. non bu yàggee say wax day jeex. parce que bu doon continuer di wax dañ koy ne yow noppil demal liggéey. say wax day jeex. ñu ngi liggéey mi ngi nii. ah léegi nag dañoo xaar résultat. weer bu dee wuñ ñëwee résultat. ma doon mukk waykat bu mag bi wax na ko le PDS liste les tares du régime Diomaye mi ngi nii taxation à outrance combinée à l'inflation galopante a atteint donc un seuil critique. Les plus vulnérables qui supportent le coût d'un endettement mi ngi nii waa PDS nee nañ fii la réew mi toll. néew di doole daanaka nag ñoom ñoo yor réew mi. Dakar génère 46% de la richesse nationale. waaye du ñu wax ci mbirum bàcc mi mu war a xëy. bàcc du xëy. Samba Ndiaye du xëy. moom jarul ko koy laaj. doo bàyyi bàcc toog këram mu naan café mais nga bàcc nag. Samb du xëy. non mais bàcc daa war a xëy. Samb mais bàcc décret présidentiel la am nga ne du xëy. dès que 6h30 bi ko daal nii dina yéex daal ba Samba Ndiaye de. muy xëy. Samb bañ ko décréter ba léegi mi ngi nii toog du xëy. Samba nag war naa xëy nag bàcc. nga ne lan jot na. port de mujj nañoo nangu la nga xam ne moom lañ doon xataraayu fan yi conseil d'administration bi mi ngi nii. waaw port autonome bu Dakar. mi ngi nii Diouf Bodian war na wax ne man sama prédécesseur. waaw ñi fi nekkoon ñu waaw yow tey nga toog fii nii di leen ne kulu naa ak ay sàcc nañoo ak ay lépp tam leen lépp nga ne waaw tey jii nii heure bi jot na mi ngi nii 6000 francs CFA mooy mètre carré bi. 100 000 mètres carrés donc 10 hectares si diiru 25 ans daanaka gaa ñi ñoo koy gérer de. ba pare gré à gré la. à gré la ndeysaan. parce que moom lañ doon kaas nañ ko attaqué. gars yi moom lañ doon kaas. nañ ko attaqué ARCOP. man kay conseil d'administration bi ci ànd ñoom ñëpp moo ma jaaxal. la gën a fës bi la jotaay xibaar mooy parti démocratique sénégalais mu ngay dànqaafu ci.